dikkati na mbaadu dañuy bëgg tëjati Sen TV Tribune yéen kaay dafa samp laaj muy laaj ne signalu Sen TV mbaadu dañ koy bëgg dagg nañu ko defee woon janvier atub 2020 daaw gi yàggul yéen kaay groupe des médias bi ne laaj gi kay li tax mu samp moom moo di Macky Sall dafa attaqué nag ay affaire Bougane Gueye Dany moom leader bu gëm sa bopp day dafa taxaw wan Macky Sall temm ne na mu yoree nguur gi baaxul askan wi sonn nañ jaaree ko ci baykat yi ba ci nappkat yi waaye itam sénégalais lambda bi nga xam ne mi ngi xëy di wut lu mu def ci gémmiñ ko njabootam ñooñee Macky Sall fatt na leen sonal na leen Bougane Gueye Dany saa bu xëyee solug dàllam di wër réew mi di xool jafe-jafe ak askan wi waaye tam nees ci indi ak saafara lii la ka Sall ngaari lam toor a toppee yam ko nag fi tubaab bi yemul woon Rouba Gueye moom Macky Sall attaqué na ay mbiru Bougane Gueye Dany ci biir ak ci biti te ku xam Bougane wax des médias di Sen TV yéene kaay bi ne ma ARTP mi ngi ci tànkuk Sen TV laa la wax lu ëpp benn milliard ci sunuy koppar moom ARTP mi moom lay toppee Sen TV jébbal nañu nag télévision bi ak mise en demeure maanaam daal di leen artu te boo moytuwul ci te télévision bii di Sen TV la Macky Sall di mujjee ak askanuk réewum Sénégal la jaaxle ca mbir mi kay moom moo di benn milliard ci sunuy koppar la ñuy sàkku Bougane Gueye Dany daal di koy fay daal di koy jëbbal ARTP waaye nag boobaak léegi naka la ñu mën a dajalee ak koppar ba mu mat benn milliard te mosoo woote laajte ko mosoo jébbale ab mel laajte ko nga xëy rek taxaw ci kanamu doomu aadama ne ko yoreel nga ma benn milliard lii moo tax ñu njorta ne am na tànk bu tëj Sen TV goo xam ne gaa yaa ngi ci taxaw de te boo métul dana sot ci président Macky Sall moo tax Tribune yéene kaay nee na ma ña nga koy menacé moom président Macky Sall ca meew naña seen moom xalif bi nee na bés bu tegee tànkam ci dëkk boobee dina ko wowal ay jinneem waaye itam bu fommee gàm moom gi dina ko wowal ay jinneem moom L'Enquête yéene kaay ne Medina Baye day ñàkk na waajuram bu jigéen mu di Seyda Mariama Niass mi nga xam ni làqu na 24 heures ne ku ràññeeku woon lool ci jàngaleb alxuraan Le Soleil yéene kaay ne koo xam ni àddunaam yépp daf ko jébbaloon alxuraan Vox Populi ne Seyda Mariama Niass day làqu na Les Échos yéene kaay ne ku jàngal ay junniy nit alxuraan moo daal di làqu ki noonu it Sénégal ñi ngi fàttaliku génnuk àdduna Serigne Saliou Mbacké mi nga xam ni moo doon juróomeelu xalif général bu Serigne Touba Serigne Saliou mi doon xalif bésuk aljuma faatu it bésuk aljuma waxtu woowu it président Macky Sall day mi ngi dugg ci guute rek gannaaw bi mu ne day daal di sayal ville bu Ndakaaru imam ratib Alioune Moussa Samb day ma ngi koy daal di artu mi ngi xamal ni nguur gi amul dara ci Ndakaaru fii lu fiy suuf lébu yi ñoo ko moom bu ñu nag yóbbu lébu yi ci fippu ndax bu ñu fippoo lépp lu mën a dal ci seenu kaw daañu ko dékku ñoom lébu yi ci sayal gi nii sayal ville bu Ndakaaru nag Le Quotidien jox kàddu Abdoulaye Diouf Sarr mu mel ni nag gisu ci génn nag jafe-jafe ngir ñu sayal googule ville mi ngi xamal ni ñun du ñàkk gi ñu ñàkk moom moo tax ndax récupéré nañ ville yépp yi nga xam ne ka ñëwoon nañ ko 2014 ak tey Diouf Sarr ne ville bu Ndakaar lu mu fi def laay laajte lii ab communication la boo xam ne ñoo ko créé ngir wane ni dañoo ñàkk ville bu Ndakaar waaye dara amu ci Les Échos yéene kaay ne Déthié Fall dem ak ca kaw Idrissa Seck gannaaw a poste boo xam ni jébbal nañu ko ci yeesalaat gi ñu yeesalaat réew mi Déthié Fall daal dinay goxki googule poste dàq na ko buggul fas yéene nag jaamaarloo ak Idrissa Seck moom mi nga xam ni moo doon numéro 2 bu parti boobee dañ ko daal di wàcce nag def ko secrétaire national chargé du développement industriel Déthié Fall daal di jox rendez-vous sénégalais yi ci bés yu néew ngir fas yéene xool nan lay jàkkaarloo ak Idrissa Seck Sud Quotidien ne Seynabou Ndiaye Diakhaté day génn na ci àll ga mu làqutu woon soi-disant convocation pour Mansour Faye àdduna ci waaye itam la mu jébbal procureur it àdduna ci di ay rapport enquête yi l'évidence yéen kaay jox kàddu waa Aar Suñu Moomeel ñuy xaar président de la république ci situation bi nga xam ni kaw ga ñu ngi koy daal di dund ci jafe-jafe yu métti ngir mu wax ci gannaaw discours gu muy def ci njeextaluk at bi Dakar Times ne loo ci mën ci dégg président de la république daal mi ngi menacé état de droit fii ci réew mi waxtu woowu réew mi quotidien moom mi ngi ñuy xamle ni professeur Moussa Seydi mooy homme de l'année 2020 bii di leen jaajëfal di leen fàttali ni coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat nañuy takk masque yi di jëfandikoo gel hydroalcoolisé yi te di moytu ndaje yu bari nit yi jàngeen jëf yendu leen ak jàmm Master Office gën ci démb ab néewam bàyyeekoo na ci hôpital militaire bu Wakam ngir fële ca diwaanu Kaolack Déthié Fall décliné na maanaam gàttal na nomination Idrissa Seck Baneen bu mu ko dénkoon lépp lu tënku ci wàllu secrétaire général national chargé du développement industriel ci biir parti ba gàntal na ko te dig nit ñi ci lu yàggul dara ngir beneen doxalinu politique grève bu camion yaag fi mu toll ci Sénégal nañ ci dellu saat ci biir xibaar yi laataa ñuy wax ci liggéeykat yi nga xam ñoo nekk fële ca Sococim la ñuy yàpp mooy boobule doxalin ci wàllu commercialisation wala ñi nekk ci wàllu gerte gi jàpp nañu ni foofee ci Sonacos campagne gerte gi lajj na lajjite goo xam ni ñoom seen ëllëg dafa exposé wu ci wàllu liggéey des nañ ci dellu soit laata ñuy wax ci wàllu sport di ci ànd ak Bayma Anta Mboup yéen kaay yi Mantoulaye lay ci mundooy. Voici Trafic News. waa Trafic salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah El Hadj Moussa. abaa naka xibaaru tali bi.
voilà merci beaucoup jaar nañ ci route nationale bi bàyyi ko Pikine rond-point de Sébène Fall bàyyi ko application rond-point Cambérène naka noonu c'est compliqué vous allez perdre beaucoup de temps yéen ñu bàyyi ko Pikine ñu bàyyi ko Kaas naka noonu Maris ak Patte d'Oie su ko defee aussi jaar nañ sànq rek yoon Yaraax bi fekkee da nga bàyyi ko fi nga xam moom mooy du côté de la Gare Beaux Maraîchers mën nga progresser foofu lay bàyyi pour souci seulement rek diggante Seras jëm magasin moo am quelques difficultés talibé yi xaw a jagat dugg acheté si jafe day ralentissement jëm rond-point bu nekk foofu à hauteur de Cafetaria mën ko weesoo mën ngeen progresser ndànk-ndànk utile fi nga xam moom mooy Blanc Saba wala ngeen yéeg échangeur bu Cafetaria boobu lay utile rond-point bu Cambérène foofu lay des complications ak Mansour. asalaamaaleykum tey jii incha allah juróomi waxtu lañu koy jébbal boromam mu tëdd ci wetu way juróom ba Cheikh al Islam yaa Seyda di Seyda Mariama Niass jàmbaar jooju ñu xam lool ci tàggat ay doomu jullit jàngaleen alxuraan bokk ci ñu gën a ràññeeku doon jigéen ju mën góor ci wàllu lislaam ginnaaw bi ñu dëddoo néewam bàyyeekoo na démb ci hôpital militaire bu Wakam dem foofee ci Kaolack ngir ñu jébbal ko tey juróomi waxtu boromam foofee ci diwaanu Kaolack yal na que yàlla wane lekk way juróom ba te xaare ko ci aljana ya gën a kawe jaanam wàcc na ci wàllu lislaam la leen ci wàllu politique Déthié Fall daal dinay gàntal nomination bu ko Idrissa Seck defal fàttaliku leen ni moo nekkoon numéro 2 parti bi ginnaaw bi mu démissionné wala ñu dàq ko sax nag ca parti boobee dañu ko nommé waatoon mu doon secrétaire général national chargé du développement industriel muy poste boo xam ni itam Déthié da koo gàntal wala ci remercier Idrissa Seck ca tànn-teef googee wante itam mu yokkaat ci kàddoom moom Déthié Fall ni du yàgg dara dana daal di xàll aw yoonu boppam beneen orientation bu bees ci wàllu politique liggéeykat yi nga xam ne ay camionneur lañu te nekkoon ci ay fanu grève sabab bi rek moo di ni démb bari na ci ay camion yoo xamante ni bii bu grève ñu jàpp rek ni xëy na am na safaanoogoon ku am ci seen diggante waaye mouvement d'humeur bi nekk ci continuer toujours tey sàkku itam ñu daal di gën a jox gëdd li nga xamante ni bii mooy dawalkatu wata yooyee waaye am na ci ñoo xam dañoo songu seeni ay wata ba am ci ñu am ay gaañu ginnaaw bi ñu defee gàntal ba ñu ànd ca grève bi nga xam ni njabootu góor a xumma ñoo ko jiite moo tax njabootu Mansour Ndir daal di dénoncé sàkku itam ci état bu Sénégal mu daal di protéger liggéeykatu camion yooyu le Mansour Ndir ñu teew lay kàddoom. suñu sukkandikoo ci saisonnier yi liggéey ci Sonacos gannaaw ñaari weeri campagne situation bu catastrophique la ñuy dund ndaxte téeméeri tonne sax Sonacos amagu ko Adama Gaye moo yore seen kàddu. yow mi nga yor usine bi nga xam ne usine nationale la ay usine privée nekk fi di jëndee 320 francs directeur général Sonacos CNA organisation bi nga xam ne état moo ko fi teg fixé prix à 250 francs ñu respecté ko ñoo ñu jéggi ko ay gan nag bu ñu ñëwee ci réew jéggi réew ma respecté wuñ prix sa njaboot respecté leen déglu la nga xam ne président naw neen la yaakaar neen la suñ mbokk béykat yi ñu ngi leen ñu fonk di leen ñaane bu yeboon ñu jaay kilo téeméer te ma di ci yokkaat ne leen Macky Sall ñun ay jeunes leen mais say conseiller leen pour nga xam ne Sénégal émergence bi fi nekk ministère boo fi tudd Sonacos am na ci wàll. lii nag tax na ba ci junni ak ñaari téeméeri saisonnier yiy liggéey ci Sonacos ñetti téeméeri dong ñooy xëy ndax liggéey amul ñu ngi ñaan nag nguuru Sénégal mu dooleel Sonacos ci wàllu koppar ngir mu mën a jëndee 300 francs kilogramme gerte gi lu mu néew Aliou Kane Kaolack Zik FM. Aliou Kane maa ngi lay jaajëfal ñu doon wax ci Mansour Ndir mi ñàkk ànd ci grève camionneurs yi ak ñi doon liggéey ñu song leen ba am ci ay gaañu la doon interpellé gouvernement bi mu jël ay motuwaayam ñii di saisonniers yi ñoom itam tiit loolu ci seen ëllëg àndoon nañ ci ak Alioune Badara Kane foofee ca diwaanu Kaolack. collectif national bi nga xamante ni bi liggéeyu TER bi muy wateraay bi am jëm ñaajo impacté na leen ñu ngi réclamer toujours ñu daal di leen di aménager fu ñuy viabiliser ci ni mu gën a gaawee ngir ñu mën fay liggéey loolee nag ay ak ñi nga xam ni itam ay parcelles ñàkk nañu ko ca itam ñu koy demandé wàlle en tout cas dañu interpellé directement président de la République ngir kat mu daal di leen di nangalu audience def nañu itam toogaanu ñaxtu boo xam ni loolee la ñuy sàkku ngir bëgg seen kàddu jàmbat yegg ci seen ay kilifa bu ñu sukkandikoo ci Makodou Fall mi doon seen coordinateur collectif ba ñu déglu ko naan ko bàkk yokku. fayoon nañu indemnisation mais dañu waxoon ni dañuy avant ñuy quitter foofu dañu ne woon dañuy jox ay kër ay terrain wax ñu danañu jox terrain ci Camp Thiaroye danañu jox terrain ci Malika danañu jox terrain ci Lac Rose amul benn terrain bu nit jot
lu dul ay notification depuis presque 2 ans wala 3 ans presque ñuy daw derrière ça amul kenn ku amagum terrain ñi xam ne dañoo lée woon seen kër yi ñu war leen ko fayeguñ ci dara problème yi bëri na pour les commerçants yi nga xam ne dañoo yor seen cantine tamit di jaay ñu toj seen cantine ba léegi kenn fayu ci kenn 31 décembre passé président de la république ñëpp dégg nañ ko taxawoon na fii mu promettre ne dinañ defar 2 passerelles benn à Thiaroye Gare benn à Kër Mbaye Fall ba léegi passerelle Thiaroye bi nga xam ne ci ne gisaguñ ko yokkaat na ci kàddoom moom Makodou Fall ni lii nag wax na ko ci presse bi rek ndax ñoom dañu doon def benn assemblée générale dañu noppee ñu def benn point de presse waaye li ñu jublu mooy mu di dugg ci nopp njiitu réew mi ngir saafara am ci comme na mu leen ko diggee woon ñu teewlu ko. di interpeller di alerter encore à nouveau le président de la république di alerter les bailleurs xalmaa yi moo fi jeex muy énième interpellation et que ce sera la dernière tamit parce que bu ñu ci jógee action moo ciy tegu 2000 concessions te du concession yu ndaw donc c'est beaucoup de personnes bu njëkk dañ ne ñëw nous sommes 250 000 personnes léegi nous sommes 300 000 personnes impactées par le projet TER Macky Sall lii bu ko deful dans les jours à venir dinañ gis TER bi du daw tant que réglé wuñ suñu problème. leen ci wàllu xibaar ñu wax rek ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci fële nekk ca port ba ca Guédiawaye doon ay éleveurs dañu leen a dégarpir foofee ñu ne nee ñu nag fu ñu sant ñu dàqee leen fa doonu lu xel mën a nangooy li tax ñu ni dàquñu sax ba ci porte plainte préfet bu Guédiawaye ñu ni te it nag ña fa nekk di ay liggéeykat daanaka ñu bëgg leen a xañ seen liggéey jéggi ne dayoo tollu nañu ci junni ak ñaari téeméeri acteurs yoo xam ni ñu ngi développé ci wàllu boobale kon faaw ñu daal di leen di gën a fulaal xanaa kay yokkal leen doole seen foraay boobee lu mooy loolee nag daañu dem ca Seras ndax daal nañu leen di xoññoñole doon nañu metti lool dinañ ci dellu soit nañu xibaar ba tey ci wàllu xibaar ñu wax rek ci ki nga xam ni moo di Philippe Badiane nekk secrétaire général bu filière wàllu boobee doon wàllun càmm gi ak yu mel noone moo yëkkati kàddu yi nga xam ni moom lay dénoncé ci wàllu boobee en tout cas ñu wax rek ci leneen ci wàllu egg ci faju moo xam ne ànd ak qualité muy bëgg-bëgg en tout cas ñi nga xamante ni bi ñoo jiite paj mi fële ci département bu Diourbel nga xam ni dañoo gis ni yenn saa ñu jànkonte ki jafe-jafe yu metti waaye lay xememte fu ministre bi nga xam ni foofee la cosaanoo yor lu jëm ci wàllu formation dafa am collaboration ak waa fondation 221 ngir ay équipement ak structure yoo xam dañ ko jagleel wàllum paj mi foofee ci diwaanu Diourbel ba nit ñi bu ñu tawatee mën a faju ci anam bu mu jaadoo ñu fekk fa Abdoulaye Diagne. ngir fexe ba kër docteur yi mucc ayib ci wàllum pàcc njaareema jot ci ay jumtuwaay yu yees peq. district bu Diourbel mu wax li ñu soxla ci équipement ak ci matériel médecin district bi bind ko yónnee ma ko matériel bii nga xam ne tey xayma nañ ko ci 200 millions ak juróom fukk ak lu teg. jëwriñ ji di Dame Diop ñëwoon ngir jëmmal jotaay boobule di ñaaxaat ñi nga xam ne ñooy waa kër docteur yi ñu fexe ba askan wi mën a gis seen bopp ci jumtuwaay yi lee. ko lawal yóbbu ko ba ci biir département yi ba poste de santé yi nekk ci dëkk bi yëpp ku ne am ci au nom de l'équité territoriale et sociale. noonu muy woo doomu njaareem yëpp kenn ku ne fu mu mënti nekk mu dugal loxoom ci defarug dëkk bi. Sénégal mën nañoo jot ay bagages mën nañoo tabax mën nañu équiper mais souvent malheureusement ci entretien bi la ñuy amee problème. jumtuwaay yooyu le ñu jëlee ko ci lëkkaloo gu ñu amal ak fondation 221 seen jubluwaay doon kenn ku ne fu mu mën a féete mën a jot ci am pàcc mu mucc ayib. Abdoulaye Diagne Njaareem Zik FM. Abdoulaye Diagne maa ngi lay jaajëfal groupe des médias xam ngeen ne dañu nekk ci dëjëk làqu suñu correspondant ci Mbour Papa Dieye muy lu metti nit ki nag démb ci dimanche bi délégation bi ñu doon ànd ak Papa Dieye ñëpp ci wàllu liggéey bi dem ci njabootam jottali njàllam seddoog ñoom tis beeg naqar bi bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi rédacteur en chef Simon Pierre Faye. parce que dañu ñàkk yàlla moo def li ko soob mais en tant que gëmkat également dañ koy nangu Pape nekk correspondant Zik FM ak Sen TV mais Pape bu dee sañ naa ko wax damay ne ñaawul ci xare bi li koy firndeel mooy témoignage yi ñu fi dégg ci njabootam li koy firndeel mooy yéen seen teewaay yow ak ñeneen ñoo xam ne ay confrères lañu ñu ngi fii Mbour li koy firndeel mooy kilifa yi nga xam ne jaabante nañ fi ci kër gi te xam naa ne jeexagul parce que Pape loolu la sekkoon ak nit ñi sekk jàmm sekk teraanga sekk tam njub ak dëggu surtout ci wàllu liggéey maa ngi koy wax sànq Pape professionnel la woon ci li mu doon def professionnel la woon parce que bu amee information du ko nëbb da koy waxtaane ba mu jël ci la mu ca soxla da koy waxtaane
pour yëf yi gën a yaatu maanaam iñaanul ci information te loolu dafa am solo. mu nekkoon Simon Pierre Faye ci kàddu seede gu am solo googe te rafet mu jëmale ko ci suñu correspondant bi génn àdduna Papa Dieye nekkoon foofee ci diwaanu Mbour. yéen yàlla woyofal suuf ci kawam. benn xibaaru bitim réew ci Afrique du Sud mooy réew mi ëpp coronavirus ci Afrique ndax jéggi na 1 million nit yu am wopp ja di coronavirus. loolee nag mu ngi am déclaration boo xam ne ministre yor lu jëm ci wàllu santé moo ko annoncé foofee ci Afrique du Sud. Cameroun benn accident bu fanweeri nit ak juróom-ñaar dee ca saasa diggante bus ak benn camion mu ngi amee ci dëkk bi nga xam ne tudd Fumbaan nekk ca fa féeteeg soobu réew ma fa la camion ba bàyyeekoo woon doon dem Yaoundé ci benn wala car moom fa bàyyeekoo na dem Yaoundé ci benn festival bu ñu jagleeloon feetu Noël yi waaye yéegul camion la dajeel lim booba ñoo ci faatu toll ci fanweer ak juróom-ñaar fukki simili ak ñett moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu. Voici Trafic News. alors Abba nag xibaaru tali bi. voilà Mansour yaa ngi wax foofu ci bitim réew accident waaye fii nag accident bu xaw a yéeme moo fi dañoo dellusiwaat ci ginnaaw fii ci arrêt fii nag accident bu sax yéeme benn camion daanaka moom moo écrasé benn ndaw boo xam ne dafa doon jéggi li nga xam mooy route nationale bi daanaka daal fii lépp deret la doy na waar yéeme na lool tax na ma dem bay dëkk bi Lompoñ derrière yéen ñu bàyyi ko du côté de Rufisque bëgg a jël route nationale bi xam na camion boobu ginnaaw mu defee boobu lay jëyee dafa sax xaw a baare li nga xam mooy route nationale bi lu tuuti la bàyyi rek fay mën a protéger ñu ngi woo gendarmerie ak sapeur pompier buñ mënee ñëw gaaw waaye kii moom ñàkk na bakkanam ndax oto bi moom nu mu ko def sax dafa neexul a wax ci li nga xam moom mooy rajo comme fii ci rond-point Six moom accident moo fi am ginnaaw bu laalee benn tataal waaw. alors ndaw li à peu près ci ñaataat la war a toll. xale la amul am mais da ko écrasé complètement maasu daanaka sax dafa neexul wax sax. fii deret ci tata bi yëpp deret ci kaw tata bi ak beneen 4x4 boo xam ne da koo mbëkk ba pare bopp bi daal di tourner sens beneen bu mu jóge woon mu yéeme lool mbokkam yaa ngi fii di jooy ak lu ni mel mais daal lii sax dafa fajar gi xool ko sax dafa doy waaw daanaka yenn kii daal dafa xaw a tasaaroo sax ci digg tali bi neexul a waxtaan fii ci arrêt ci route nationale. ñu ngi lay masawu Abba jaajëf ci kanam. Baye Mante Mboup la ñuy àndal ci xibaaru sport asalaamaaleykum. aleykum salaam El Hadj Mahamadou Mansour Diop. daa mel ni làmb ji nag dana dooraat ginnaaw point de presse su mbër yi waa CNG ministre bi dalal na leen. waaw ministre bi dalal na leen gannaaw nag ba mbër yi ñoom ci seen bopp ténor yi amalee ab jàkkaarloo taskatu xibaar yi ci noonu nag si la kii di ministre bi dalloo ñii di waa CNG bi ngir nag ñu xool yéen nag matuwaay la ñuy teg rek ngir nag ñu mën a tàmbaliwaat lu jëm ci wàllum làmb ji respecté nag lu jëm ci wàllum protocole sanitaire bi. ci noonu dañ ciy teewlu Adama Bopp moom mi la nag mooy chargé de communication pour CNG bi ci jokkoom ak Sadio Abibou. bureau CNG dinañu recevoir promoteur bu ñu pour recevoir promoteur yi nga xam ne ni ñoom ñooy def seen alal ci làmb ji dinañu waxtaan ak ñoom woon leen ñoom dinañu ñu wax promoteur yi dinañu wax ñoom ci yan condition la ñu bëgg a tëggee làmb ñun seen mbëbët buñ ko jëlee dinañ ko dellowaat ministre bi parce que war nañu def liggéey bi balaay le 5 ñëw delloo ko ministre bi bu boobaa ministre bi dina dem conseil des ministres bu boobaa conseil des ministres bu ko validé ñoom moo xam ne ni saison bi dina mën ubbi. boobee dana am solo lool. alors beneen jongante beneen xeetu tàggat yaram di football itam championnat bi dana door ñaari fan ci weeru janvier délégué yi engagé wu ni daañu fexe ba acteurs yi respecté mesures barrières yi. waaw ñaari fan nag ci weerum janvier la ñuy fas yéene tàmbaliwaat lu jëm ci wàllum championnat local bi waaye nag ci huis clos lañ koy amalee loolu tax na nag ba délégué yi nga xam ne ñoo ngi woon nag foofu ci diwaanu Kaolack ngir amal fa ab séminaire ci noonu nag ñoom ñi de nag lu jëm ci wàllum ligue amateur bi tàggat leen ngir nag ñu mën a xool nañuy def rek ba respecté lépp luy mesure barrière ci stade yi ñu teewlu ci kër di Thierno Koso Diané moom mi mooy président ligue régionale bu football bu Kaolack. Les compétitions vont se jouer maintenant à huis clos. Il y a tout un protocole sanitaire. compétition yi dinañ ko tàmbali ni ki ñaari fan ci weerum janvier ci huis clos nag lañ koy amalee am na ab protocole sanitaire bu ñu teg ngir nag li ni mel mën ko respecté délégué yi ñoom ñoo nag fas yéene donc li ni mel ak li am ci feebar bi yëpp bokkuñu suba ñuy wax ne nag stade yi wala nag ci match yi mbas mi di Covid 19 fa gën a yaatoo ci réew mi ba tax na nag li ni mel dañ ci strict club yëpp nag dinañu respecté lu jëm ci wàllum protocole bi ci stade yi délégué yi ñoom ñoo yor boobu la mission foogee nag li ni mel amul kon benn match duñ ko amal. Et c'est le délégué fédéral qui doit veiller à l'application de ça.
ñu desandi ba tey ak kii di Thierno Kosso Diané moom mi la nag di président bu ligue régionale bu Kaolack bu football bu Kaolack fédération bi nag seen jàppandalu ak lii di ligue amateur bi amoon na ab séminaire boo xam ne nag dañ ciy gën a tàggataat lu jëm ci wàllu délégué fédéraux yi nga xam ne nag ren ji ñoom ñoo fas yéene organiser lépp lu jëm ci wàllu match ci championnat bi ñu teewlee kàddoom. C'est un séminaire qui regroupe l'ensemble des délégués fédéraux qui interviennent dans le championnat national amateur. séminaire bi nag dañ ko amal ci teewaayu délégués fédéraux yëpp nekk ci football amateur toll nañ ci nag 70 bi le séminaire nag dina tax ñu xoolaat texte yi xamal tamit délégués fédéraux yi lan moo nar a nekk seen taxawaay ci championnat bi mu nekk nag lu yees ci ñoom ñu ne nag ñoo war a gérer waxtu match yi lépp lu ci war ñoo ko war a jël seen responsabilité la nekk léegi bu yàgg ba li ni mel nag arbitre bi moo ko waroon jël wala inspecteur des arbitres tey jii nag délégué bi moom moo yor pouvoir yi nga xam ne fédération bi moo ko waroon yor ci biir match yi. Qui représente la fédération et qui est là pour veiller à l'application des règlements. ñu jeexale xibaaru tàggat yaram ci programme bu fukk ak juróom-benneelu journée bu Premier League. waaw ca Angleterre xam nga nekk ñoom démb rek la ñu ndax képp lu jëm seen wàllum fukk ak juróomeelu bëccëg kon tey jii nag la ñuy tàmbaliwaat fukk ak juróomeelu bëccëg bi ñetti waxtu ci ngoon Crystal Palace mooy dalal ñii di waa Leicester bu juróom wax jotee ba tegal fanweeri simili nag diggante Chelsea bu ñoom Edouard Mendy ak Aston Villa doon 20h nag Everton moom dina ci laale ak Manchester City kon démb ci nag fukk ak juróomeelu bëccëg bi Liverpool moom bu ñoom Sadio Mané dañoo match nul seen diggante ak West Bromwich Albion ku nekk dugal sa morom benn but kii di Sadio Mané sax moom moo dugal but bu Liverpool kon ñu jàpp ne Sadio Mané waxtu wi nag tolloon na ay but ak kii di Luis Suarez bu fa nekkoon waxtu wi di football foofu ci Atlético Madrid moom yi nag jot naa dugal 69 but foofu ca championnat bu Angleterre ak Liverpool suñu koy xayma nag ci diggante 1992 la ak ñu xool yenn si ay joueurs yoo xam ne waxtu wi kon Mohamed Salah moom moo jiitu Sadio Mané ak 86 buts Michael Owen topp ci ak 108 kii di Steven Gerrard 120 Robbie Fowler nag moo toll ci 128 kon démb tamit Leeds moom moo daan ñii di waa Burnley benn ball ci dara West Ham ak Brighton dañoo témboo ku nekk dugal sa morom ñaari but Wolverhampton ak Tottenham benn but partout lañu